أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم. إلهي كم دعوتني فحال دون إجابة الذنوب وكم قربتني فأبعدتني البوائق والعيوب قد أحاطت بي الأعداء واحتوشتني الأهواء فأسألك متوسلا إليك بنور وجهك الكريم وجاه نبيك العظيم أن تخلصني من نكال وبال الجفوة وإغواء نزوات الشهوة مؤهلا لدخول الحذر وخليقا باللطف والنظر فتفتح روحي في رياض الأنس وتتنعم في ظلال حظائر القدس كشف عنها الغطاء وأزيح عنها الستار ورفع عنها الحجاب وأزيل عنها الغفار متحفة بكل وارد محقق ومؤيدة بكل إلهام موفق ومكرمة بكل كشف بشاهد الشرع مصدق. يا أيها الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتينا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci turam ak jëmmam di leen ziyaara di nuyu kilifa gii ñu teg suñu loxo ci yow jëm muy al ustaaz Cheikh Mouhamed Kama Thiaw xafizahullahu taala wa ayyada leen ziyaara bu baax a baax ci aljuma gi. xam naa ne déglu naa rapidement li nga xamante ne sëriñ bi wax na ko comme ni ma ko waxee woon sànq su ma ko dégloo bu ma ci déggee lu jara tontu dinaa tontu bu ma ci déggee lu jarta tontu dinaa bàyyi mu jàll, parce que itam dafa am loo xamante ne man mu am du ma gënal te yaakaar naa du gënal kenn koo xamante ne bëgg na xam-xam bëgg na leeral bëgg na wax li nga xamante ne nit ñi danañ ko jëriñoo mooy waxtaan ci xam-xam ñu jël ko déplacé ko ci palaasu wala ci terrain par parloo ak terrain équipe bii laa far équipe bii laa farul. boo faree ci équipe bi même buñ la dóoree 10-0 da ngaa war a wax ne yaa gagné. boo faree ci équipe bële même boo gagné 1-0 da ngaa war a wax ne 50-0 nga gagné. loolu bëgguma ko te wax dëgg yàlla yaakaar naa war nañu fexe le maximum possible ñu di ko moytu. di fàttali lu ndaw rek. alors wax ji fi mu commencé benn lien buñ dugal comme ni ko ñëpp xamee benn kilifa gu mag doon ci wax kilifa goo xamante ne man bi may taaliq waxoon naa ne waxuma ak moom waaye wax ji dama sentir ni dafa xawoon na tàng torop pour wis ci ndox tuuti ndax kilifa la goo xamante ne ay junney nit ñoo koy déglu pour ne pas dire ay millions te dafa am tasir ci waxam dafa am tasir ci xolu nit ñi ak seen xalaat muy docteur Abdoul Ahad Sané xafizahullahu wa ayyadahu wa ataala baqaa. bu ma gisee ci moom wala ma dégg wax ju mel noonu même bu ma ci d'accord ak moom ci forme bi mën naa ci wuuteeg moom d'accord ak moom ci fond bi wuuteeg moom ci forme bi. donc bi ma déggee wax ji mu xaw a tàng ndax wax ne ku weddi Buxaari weddi nga Seydi Abdul Qadir Jilani weddi nga Cheikhu Tidiane weddi nga Seydi Ahmad Sukayrij weddi nga Maam Baye Niass weddi nga Seydi Hadji Malick weddi nga Serigne Touba weddi nga magu Sénégal yi daaneel nga magu Sénégal yi nangam wa bittaali kon daaneel nga l'islam ainsi de suite. Je pensais que il serait très très important de remettre certaines choses au point. Expliquer ne Bukhari nangam place bi mu am kenn weddiwu ko bi ma ñëwee di wax itam wax dëgg yàlla fexe naa le maximum possible ci sama xalaat bu gàtt wane ne Bukhari l'islam mat na balaa muy juddu téere xadiis yi mat nañ balaa Bukhari di bind téereem bi. joxe naa ci exemple Muwatta Malik mu ngi fi woon, Musnad Ahmad mu ngi fi, Musannaf bu Ibnu Abi Shayba ak Abdurazaq mu ngi fi, Musnad Tayalisi mu ngi fi, ñu seeti Xumaydi ak ay téereem ñu ngi fi, ainsi de suite ay téere yu bëree bëri yu mag Bukhari fukki junne yoon ñu ngi fi. te téere yooyu noonu ñu nangu ne am na lu wér am na lu wérul lu ci nekkoon te yàqul woon dara ci jaamu gi nit ñi doon jaamu yàlla, parce que yàlla noonu la bindee kawnu bi. lu dul alquran mën naa wér mën naa am lu wéradi te du yàq dara ci jaamu nit ñi, parce que da ngay jël li wér li wérul pour yow mën naa wér pour keneen, li wér pour kenn mën na bañ a wér pour keneen, après da nga koy tegee de côté bi kulli ihtiram nga jàll ci leneen. léegi nag bi politique commencé di dugg ak parparloo ak mazhabiya
par exemple man Modou Lo laa faral mooy sama mbër moo dàq bëri ci arène bi moo fi ëpp doole moo fi ëpp gàllaaj moo fi ëpp nangam non loolu c'est pas objectif. moom Masamba laa faral mooy sama mbër waaye nag diw moo ko ëpp gabari par exemple même bu fekkee Modou Lo mooy sama mbër dinaa nangu ne Balla Gaye moo ko ëpp gabari exemple même bu fekkee Modou Lo mooy sama mbër dinaa nangu ne Yékini moo ko ëppoon ngemb exemple waaye fii laa far kon fii moom lépp feneen moomul dara ma jàpp ne loolu bokkul ci objectivité kon buñ nangoo woon ne téere yi jiitu woon Buxaari am na lu ci wér ci ñoom am na yu ci wérul te teewul diina lislaam mat nit ñi di jaamu yàlla di nangul nit ñi di am ay wàllu yàlla di nekk ci biir nit ñi bal quruun yu njëkk yee sax maanaam quruun yi ñuy wax ne ñoom ñoo gën génération yi gën dund nañ ba génne àdduna Buxaari amul génération bi nga xamante ne jàpp nañ ne moo ëpp ay wàllu yàlla moo ëpp ay nit ñu baax moo ëpp ñu gën a jege yàlla dund nañ ba génne àdduna gisuñu Buxaari ak seen bët kon bi maza yaduruna maanaam à quoi ça nous pose problème bu fekkee ne Buxaari à quoi ça nous poserait problème bu fekkee ne Buxaari nangu nañ ne am na lu ci wér am na lu ci wérul du moment que nangu nañ ne Muwatta am na lu ci wér am na lu ci wérul musnad bu imaamu Shafii ak sunanam am na lu ci wér am na lu ci wérul musnad bu Ahmad ibn Hanbal am na lu ci wér am na lu ci wérul musannaf ñaari musannaf yi am na lu ci wér am na lu ci wérul 17 maajim yi am na yu ci wér am na yu ci wérul 21 sunan yi am na yu ci wér am na yu ci wérul à quoi ça nous bloquerait buñ d'accord ne Buxaari am na lu ci wér am na lu ci wérul mais politique ak parloo wala ak yeneen masail yoo xamante ne allahu alam bi muradihi bi zalika tax ñu ne benn téere ngi nii boo xamante ne moom dara wéradiwu ci wala nangam ñëpp dëppoo nañ ne moom mooy téere bi gën a wér man awma problème ci ne ay moom mooy téere bi gën a wér ginnaaw téere yàlla man sama problème mooy lépp ci wér loolu laa wax ne moom mooy sama problème waaye ay téere bi gën a wér parce que wér gi pourcentage la par exemple élection présidentielle nit ki mën na ko gagner avec 51% ki topp ci kawam am 49% pourcentage la comme ni nga xamee ne nit ki mën na gagner élection avec 99% ki topp ci moo am 1% mais teewul dañ naan moo gagner donc asaxiya baada kitaabillah man awma ci problème parce que tey jii man bu ma bindee benn téere boo xamante ne téere bi 40 pages la 40 pages yooyu li ma ci indi yëpp ma wax ne damaa chartal wér te lépp wér mais finalement sama nombre en termes de pourcentage moom mooy ëpp exemple beneen exemple Sénégal réew mu ndaw la 14 millions de personnes ñoo fi nekk wala 15 millions maximum wala 16 millions maximum mais Sénégal nangu nañ ne bokk na ci réew yi ëpp jullit ci àdduna bi en termes de pourcentage parce que lan ci 15 millions de personnes yooyu 90% ay jullit lañu 90% ci 15 millions dafay tolloog par exemple 14 millions exemple du moment que di nga gis benn dëkk boo xamante ne 80 millions de personnes lañ waaye ñu ne la 25% ñoo ciy jullit 25% boobu ci 80 millions mën na ëpp 13 millions bu Sénégal bi mais en termes de pourcentage Sénégal moo ëppale ay jullit je sais pas si yaakaar naa ñi may déglu duñu ay dof ñoo ma gën a wér ñoo ma gën a xam li may wax mais lii c'est compréhensible donc Bukhari nekk asaxul kutub baada kitaabillah man ça me fait ni chaud ni froid ça me pose pas de problème en réalité parce que l'essentiel mooy am na lu ci wérut l'essentiel mooy am na luñ ci dul d'accord c'est ça le problème mais bëgg a wax ne kullu ma fii ñëpp d'accord nañ ci kullu ma fii ñëpp ijma nañ ci ci loolu laa doon amee kii donc lu mel noonu luñ waroon a bàyyi xel la Buxaari bu ko neexee na nekk asaxul kutub baada kitaabillah ci ahlu sunna alkaafi bu neexee waa Shia na nekk asaxul kutub baada kitaabillah ci ñoom al-Mughni bu neexee waa Mu'tazila na nekk asaxul kutub baada kitaabillah par exemple Jawahirul Maani bu neexee Tijaan yi na nekk asaxul kutub baada kitaabillah par exemple Masalikul Jinaan bu neexee Muridi na nekk asaxul kutub baada kitaabillah on n'a pas de problème à ça fi problème bi di nekk mooy kenn du wax ne am na lu ci wérut kenn du wax ne nangam wéru ci loolu nag lañ wax ne
ala kulli xaal fexe woon naa de maximum possible jéem a relater jéem a wane ne wax dëgg yàlla weddi benn xadis wala ñaari xadis wala ñetti xadis ci Buxaari téere boo xamante ne 4000 xadis la am bi xayri mukarrar 4000 ak lu topp 9000 xadis bil mukarrar nga weddi ci benn wala ñaar wala ñett taxul nga nekk ne da ngaa weddi Cheikhu Tidiane da ngaa weddi Sidi Abdul Qadir da ngaa weddi Cheikh Ahmadou Bamba da ngaa weddi imaamu Chazili da ngaa weddi Naqshbandi da ngaa weddi Abdul Wahab Sharani da ngaa weddi maanaam pourquoi ñu bëgg a def parallélisme boobu noonu boo weddee lii rek da ngaa weddi lii da ngaa dégg da ngay kii da ngay kii non c'est pas ça parce que mën nga weddi benn xadis ci Bukhari mais gëm téeméeri xadis ci Bukhari mën nga weddi benn xadis ci Bukhari li dalili min al adilla gëm junney xadis ci Muwatta Malik où se trouve le problème waaye comme ni ma ko waxee Modou Lo mooy sama mbër moo fi dàq bëree moo fi ëpp doole moo fi ëpp gabari moo fi ëpp poids moo fi gën a baax ngemb moo fi ëpp supporter moo fi gën a rafet moo fi gën a nangam c'est le plus beau c'est le plus nangam. Alors léegi bi ma waxee loolu ak bi ma jéemee mettre loolu en évidence oustaz Modou Kama jóg na wane ne moom voilà ahlu sunna yi li ñu dëppoo kenn waru koo génn parce que mag ñi parce que nangam di fàttali ne mag ñi ñun ñëpp dañ leen a gëm maanaam gëm mag ñi sax moo tax ba léegi ñu topp ci seen yoon bu ñu leen gëmutoon dagg nañ suñuy kurus bu yàgg nekk ci leneen gëm mag ñi moo tax ñu topp suñu yoon ci topp seen yoon donc jël nit bëgg koo mbëkkale ak ay nit wax dëgg yàlla man loolu mës ta nekk sama yoon même jamono bi may wax ak ibaadu yi mësuma bëgg loolu yàlla xam na ko ndax man dama gëm ne sama adversaire bi gën a tar ci sama adversaire yi bu ma demee ba mënatuma am argument yu ma ko affronter dama war a accepter sama défaite face à lui mais pas may jéem a jël ay nit di ko sëllax ci kawam pour en fin de compte mu nekk benn bête marginalisée wala kii ibaadu yi dañ ma ko daan def boo commencé wax ci xam-xam ñu dem ba xam ne li nga wax ni arrangé tu leen amatuñ ci luñ tontu ñu ne la weddi nga diw maanaam jël ñooñu dóor ko seen kaw dóor ko sa kaw alors que li gënoon a yomb mooy ñu nangu ne fi mu toll ni ñoom wal ba sa kattu amatuñ lu ñu wax ñu dem seeti leneen iza lam tastati shay'an fa jaawizu ila ma tastati boo mënul dara bàyyi ko nga dem ci la nga mën daa maa yaribuka ila ma la yaribuka wala maa yaribuka ila ma la yaribuka mais déedéet léegi nit ku nekk ba ci sëñ Modou Kama mi wax ba ci docteur Abdoul Ahad Sané ba ci keneen ak keneen amul kenn ci umma bi moo xam ñuy défendre thèse ne Bukhari lépp wér moo xam ñuy défendre ne Bukhari moo gën a wér moo xam ñuy défendre ne Bukhari rek ci alquran la wala nangam amul ku ci dul weddi Bukhari fu mu la arrangé wul amul moo xam chia moo xam mu'tazila moo xam xawaarij moo xam ahlu sunna moo xam amul ku ci dul wuuteeg Bukhari ci fu mu la arrangé wul. Je donne un exemple wax naa ko fi ay yoon imaamul Bukhari ci sifawu julli imaamul Bukhari xadisu qabd la riwaaya xadisu qabd ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sahaaba yi daan nañ leen digal ñu teg seen loxo ci seen dënn ainsi de suite maanaam daal xadisu qabd ngay gis ci Bukhari boo fa gis sadlu mais à ma connaissance li ma xam mooy kii wax ne boo weddee Bukhari yi weddi nga Serigne Touba weddi nga Cheikh Sidi Hadj Malick weddi nga Baye moom dafay sadlu moom kon moom weddi na Bukhari boobu à ma connaissance xanaa ma juum à ma connaissance Modou Kama Thiaw oustaz Modou Kama Thiaw mi wax dafay sadlu kon weddi na Bukhari wala d'accord ak Bukhari ci loolu léegi nag 1+1 moom 1+1 la nga wax ko ci anglais nga wax ko ci français nga wax ko ci chinois nga wax ko ci wolof ñooy am 1+1 lay fi rek 1+1 1+1 goto plus goto 1+1 la rek léegi weddi Bukhari ak wuuteeg Bukhari weddi Bukhari kese la Bukhari bu riwaaya xadis nga taxaw ne d'accord ma ci parce que xadis bi dafa am tadaarub dafa am tanaqud wala dafa wéet dafa dagg xadis bi dafa nangam yow ak ki gis xadisu qabd ci Bukhari mu bàyyi ko fa dem di seetlu yéen a yam weddi ngeen Bukhari yéen ñaar ñëpp foofu parce que arrangé wut leen donc li war mooy droit bi nga jox sa bopp ak
maanaam tu t'es donné un droit boo xamante ne da nga ko war a ñoo jox keneen ci moom tamit droit bi nga may sa bopp ba mën a wuute ak Buxaari fu mu la arrangé wul joxal keneen droit bu mel noonu te lii benn masala la min baynil mi'at maanaam benn masala la parmi d'autres centaines de masala yoo xamante ne mën nga ko di indil nit ki yaa ngi def nangam ci sa mazhab wala ci sa aqida wuute nga ak Buxaari lim riwaaya dama ko daan wax ibaadu yi par exemple ibaadu yi dañ daan wax ne waaw sikar ginnaaw julli bidaa la ekkati baat di sikar ginnaaw julli bidaa la ibaadu yi chaque jour loolu la ñu daan raye wax ju bëri ndax dafa am ci sufiyanke yi ñuy def loolu buñ sëlmalee allahumma anta salaam wa minka salaam ekkati ndoor seen baat yi di ko def ak yenn awraad masuura yi nga xamante ne jëlee nañ ko ci yonent bi ibaadu yi dañoo contrôle ñoom dañ ne rek fa iza faragta fansab booy sëlmal jugal dem comme géttu pitax boo sànni rek ni ñuy naawe ma indil leen xadis bi nekk ci saxiixul Buxaari xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi wax ne inna rafaa sawti bi zikri xiina yansarifu nnaasu min almaktuba kaana ala ahdi rasulillah wa kuntu aalamu ida nsarafu bi zalik aw kama qaal Abdullah ibn Abbas mu ne ekkati sa baat di zikar saxaaba yi daan nañ ko def ci jamono yonentu bi kon sunna la ibnu Abbas teg ci ne man sax noonu laa daan xamee ne sëlmal nañ julli maanaam bu déggee saxaaba yi ekkati seen baat di zikar bi ma ko indilee ibaadu yi nee leen xadis bi amul benn ci mosquée ahlu sunna yi buy def lu mel nii tey kon yéen ñiy sanctuariser Buxaari di ko taqdisul Buxaari di wax ne Buxaari kenn bu mu ko laal ñëpp ci dëppoo weddi ngeen Buxaari fii parce que Buxaari riwaaya na lu leen arrangé wut léegi nag wuute yi nii ak weddi yi nii mën naa uute par exemple kii dafa weddi parce que nee na dañoo joxut honnêteté intellectuelle xaqam kii dafa weddi parce que nee na dañoo am tanaaxut maanaam mbëkkante 70 60 90 100 te loolu ci xadis yu bari nga mën ko ci am comme xadisu génn àdduna Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi ak sababu nuzul aaya bi nga gis tadaarub bi fa am kii nag moom weddeem mooy ci ni muy jullee Buxaari dafa riwaay lu ko arrangé wu mu dajji wax ji sànni léegi où est le problème où doit être le problème where is the problème nañ ñu ko wax maanaam fan la problème bi nekk weddi nga Buxaari ci xabdoog sadlu man ma weddi Buxaari ci xadis sàngam nga ne ma man damay jëlee ci chia damay jëlee ci orientaliste yi te yow moom waxoo ne da ngay jëlee ci chia da ngay jëlee ci orientaliste yi yow da nga ne da ngaa d'accord ak Buxaari parce que riwaaya wul lu la arrangé wala fekkoo say maam di def nangam ak nangam et après nga jël nit ki bëgg ko dóor ci kaw nit ñi que ne wuute naag mag ñi ahlu sunnati wal jamaa dëppoo nañ ahlu nangam mais ahlu sunnati wal jamaa li ci ëpp tey 90% ci ahlu sunna wal jamaa dañuy xabdu ñoom ñëpp 90% ci ahlu sunna wal jamaa maaliki yi ñooy sadlu ci ahlu sunna ak ci ñeneen ñu ma xam waaye li ci ëpp dañuy xabdu kon yow miy sadlu wuute nga ak ñoom et pourtant kenn waxul loolu d'accord nañ ci defal li def nga def léegi li dalili min al adilla ci masala fase ci masala jënd ak njaay ci masala julli fatiha ci bopp julli basmala ci bopp fatiha laa bëgg a wax ci masala nangam nangu nga cee wuuteeg ahlu sunnati wal jamaa waaye ci masala xadis sàngam wuute naag xel xadis sàngam wuute naag waaqe nangu ku ci wuuteeg Buxaari te yow moom ci sa masala yow nangu nga cee wuuteeg Buxaari mooy lan su ma arrangé xalaaluna alayna wa xaraamun alaykum dagan na pour man ma wuuteeg Buxaari waaye yow xaraam na ci yow nga wuuteeg Buxaari boo ko defee rek ci Adnaan Ibrahim nga jëlee wala ci mu'tazila yi wala ci chia yi wala ci rafida yi wala ci orientaliste yi mais man bu ma wuutee ak Buxaari man moom kenn du wax laa yaatiina al baatilu min bayni aydina wala min xalfina lii lay niru finalement alors pour conclure xam naa ne wax ji buñ ko naroon a topp ci xam-xam nit ñi doon nañ njëriñu parce que lañ waroon a génne bëri na wax naa ne exercice la bu ma bëgg lool man te wax dëgg yàlla li ñu war a génne yemut ci benn ñaar ndax xatta mawlaana Cherif Ibrahim Salih al Xuseyni radiallahu anhu gis-gis bi ma am ci Buxaari bu mel noonu la am
gëmul ne lépp lu nekk ci Buxaari wér na gëm na ne am na ay xadis ci Buxaari yoo xam dañ leen war a xarba la waaye nag nit ki moo toll foo xamante ne ñaare lu mu xamul al insaanu aduwu maa jahila nit ki lu mu xamul da koy noonu surtout que bu fekkee ne sociologiquement da nga nekk ci dëkk boo xamante ne nga wax ne Buxaari benn xadis wéradiwut ci Buxaari rakku alxuraan la moom la ñuy gën a nangu nga ne Buxaari amaana ñami riwaaye ci ñoom mën nañoo juum mën nañoo fàtte loolu boo waxoon ne tey jii Buxaari laa yaatihil baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi ñu bëgg dañ la tàccu di lekka asaru ay golo yuy njaaloo mu ngi ci Buxaari jamono indiloon naa ko fi jaawara ba mu naan golo yi xadiisu golo yi mbooloo golo asar bu mel noonu mu ngi ci Buxaari ne serait-ce que yu mel noonu ak yoo xamante ne waaqe da koy dàq yoo xamante ne taarix da koy dàq te li waral loolu mooy bul wax ne da ngaa gis lu mag ña gisul woon wala da ngaa xam lu mag ña xamul woon waaye da ngay prendre en compte ay facteurs yu bëri yu am gis nga jamono ji gëstu dafa gën a yomb par exemple tey ji am nga ay moyens yoo xamante ne mun nga dajale téeméeri xadis gisandoog seen atraf yi ci benn moment jamono yu njëkkee moyens yu mel noonu amul woon da ngay romb benn xadis ci këyit boo xamante ne tabaa xajariya la wala bindu loxo la sax da ngay dem junneeg xadis ak lu teg wala ñaari junneeg xadis ak lu teg doo gisaat beneen xadis xëy na diggante bi fàtte nga ne xadis bale gisoon nga wala nangam tey ji moyens yi gën naa yomb da ngay benn par exemple comme xawma mu'jamul mufahras bu Qur'aanu Karim da ngay gis benn aaya ñu indi la mboolem aaya yi mu niroog ci alxuraan ak alfaaz yi mu am mu'jamul mufahras lil ahadis ngay indi benn xadis ñu indi la mboolem alfaaz yi mu am ak wuute yi ci nekk ak nangam comme atraf yi am bu Mizzi par exemple benn xadis mu indi la atraf yi indi la mboolem atraf yi ci am ak wuute yeeg yu mel noonu jamono yooyu noonu même bu fekkee téere yooyu amoon na xëy na moo la guñ leen woon ñu ngi woon ci maxtut ndax jamono ju nekk ba léegi ay téere yu bees bi génn am na benn sharha Buxaari boo xamante ne ci 40 mujallad la bi ñu ko moolee yàggul année yi passé lañ ko mool am na benn sharha Muslim boo xamante ne ci 50 et quelques mujallad la Muwatta Maalik rek am na benn sharha boo xamante ne ci 50 mujallad la ci année yooyu la génn donc yooyu noonu yëpp bu ko nit ki jëlul en facteur di wax ak koo xamante ne moom li mu bëgg wala li muy def finalement même bu fekkee du objectif am coûte que coûte mooy daf lay mettre en mal ak sa société dafay wax ne xool leen kii dafa bëgg a weddi liñ fi nekkee woon dafa bëgg a weddi liñ fi gëmoon dafa bëgg a nangam fekk c'est pas ça kooku objectif am xëy na sax boo xaree xolam moo la gën a gëm mag ñooñu noonu moo la gën a bëgg mag ñooñu noonu ndax xëy na gëm mag ñooñu noonu ak bëgg mag yooyu noonu moo tax mu bàyyi lépp lu mu nekkoon ñëw jàpp ci ñoom doo mën lu dul rek désolé waaye nag yàlla am na jamono ju nekk mbooloo moo xamante ne même buñ dee junne boo waxee kenn ci ñoom dina dégg te l'essentiel bi mooy fexe jullit bi am paix psychologique ci xolam bu gisee yenn problème yi ci yenn téere yi wala yenn noonu l'islam yi yenn problème yi lay indil nga xam naka ngay jëflante ak moom doo ci am benn lu lay lor wala nga am ci dara luy dugal sikki sàkk ci diine ci sa xol yal na yàlla may ñu gëm alxuraan bu mat sëkk yal na yàlla yokk ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mat sëkk yal na yàlla yokk ñu gëm mboolem ñi doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mboolem jamono gëm bu mat sëkk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yal nañu yàlla dolli xam-xam wa qul rabbi zidni ilman te yal nañu yàlla may tamit esprit critique jamono ju nekk ak tamit di mën a gëstu yonent yàlla Ibrahim yàlla bi mu ko ne wala yonent yàlla Ibrahim bi mu waxee yàlla ne ko rabbi arini kayfa tuhyil mawta qaala awalam tu'min qaala bala walakin liyatma'inna qalbi tumaanina boobu sagam yàlla ak ab yonentam boo xam ne min ulil azmi la bokk moom mooy kii loolu yàlla jàngal ñu ko sàkkantuma nag xadiis diw wala téere diw lu dul téere alquran in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah walhamdu awwalu da'wana alhamdulillah min hini ilahi assalamu alaykum wa rahmatullah